Barak FM 103.2 ci diwaanu Njaareem ak li ko wër seen émission bi am samedi bu jot ci waxtu wi ñu di ko duppee noo ko gisee di wax lu ëpp ci politique mais temps yi xam ngeen a xew-xewu jamono dootoo mën a wax politique mais dañ koy relativiser contextualiser ko di wax ci li nga xamante ni bii mooy coronavirus ak lépp lu nga xamante ni bii moo ci aju tey nag dañuy ñëw incha allahu rabbi waxtaan ci li nga xamante ni bii moo aju ci corona bi ak ndimbal li nga xamante ni bii président indi na ko ci wala yóbbu na ko ci raison ak gox-goxaan yi nekk ci Sénégal ak li ko wër lépp ba noonu am na lu jot a ñëw njaareem joxeeguñ ko nag mais ginnaaw monsieur le maire di Malick Fall bi mu ci génnee benn arrêté wax ni nga xamante ni bii noonu lañ ko war a saytoo ci koñ yeeg ci gox-goxaan yi bu waxtaanee ko seen biir ci imam yeeg. ñi nga xamante ni bi mooy jeunesse beeg waa koñ ba juboo ceeg chef de quartier ba wala sous délégué de quartier ba ne diw ak diw ñoo ko fi yeyoo ñoo amul woon ci bourse sociale yi ñoo amul woon ci RMI yi ñooñu lañ koy jox ci loolu la ñuy ñëw tey indi ci laaj bu bëree bëri waa Kër Baye Laay wala fa li nga xamante ni mooy quartier Cheikh Anta am na luñ ci jot a dox waa Kër Cheikh Ibra am na ñoom it luñ ci jot a jox ànd ci ak ki nga xamante ni bi mooy soxna sos di soxna Omar Diop nga xam ne moo jiite action sociale ak ki nga xamante ni bi mooy monsieur Mbaye Diakhaté di adjoint au maire waxtaanee nañ ko ci ñaari gox yooyu mu des quartier Médinatoul ak Thierno Kandji liñ jot a waxtaanee fële nga xamante ni bi mooy quartier Cheikh Anta dinañ ci ñëw ak liñ jot a waxtaan fële ci quartier Cheikh Ibrahima Fall ngeen mën a bokk ci waxtaan wi ci 88 628 01 10. leftuɗo leƴƴi men dustuɗo leñol meɗen coronavirus lori en lefti en coronavirus moma taxti sante waa santé ñoom ñoo santaane ñu mooy di joxe loxo saafote buñ ko defee jaagi daan sànni fële corona bu mu tax ñu goreeti ku ne li nga yore nañ ko génne ñu ànd xeex corona mu jóge fi corona soxlawul la dokte hadara buri daraja lefto corona ko ñëw bondo ba raxas leen seeni loxo raxas seen loxo yi njaboot corona baaxul
ci sa kët su wow koŋ ak yaram mu tàng jër lii ku ko seetlu wooteel kër docteur. lii siin lañ ko doon dégg naan ndax lii kay du dëgg coronavirus ma ñu doon dégg sunu bintu yi la xëy di fëgg taj siin taj États-Unis taw ñëw fii sonal ñu witt moom coronavirus koko coronavirus xamul baatul ak borom xaalis sa ne googale bu fekkee caw cancer diabète mbaa ngay jalis koko coronavirus xam musulman chrétien borom balee riis nit la gis dugg ko te ko jàngar diis coronavirus day lekk sa bis sa bu muy lay yàq ba sa dara di tis infection angine forte fièvre fatal sa bët ba doon dala biis kon ne Sénégal gi jug àndandoo taxaw teemu daka ko ca xaaj na dem bule ko ca xaaj na dañu problème yëkkati moom Sénégal commencé sa game na dem soxlawul la xamante ni bi ñooy artiste waa Njaareem yoo nga xamante seen participation ñu def ko ci coronavirus bi ñu jàpp ci suñu xarit suñu grand Fallou Thiam suñu yaay Fama Thiam ak ko nga xamante ni suñu sœur mooy Lota Sambu ak ki nga xamante ni mooy Jongo Laare ak DJ Kulu kenn dootu leen présenté Njaareem ci production bu am solo boobu nga xamante ni bi def nañ ko ci coronavirus bi muy une production 100% Diourbel ñu fàttali ne yéen a ngi déglu seen émission Moubarak FM seen émission noo ko gisee fii ci Moubarak FM samedi 18 avril 2020 ñu jox leen li nga xamante ni bii moo fi xew tey nga xamante ni bii mooy cas yi am ci coronavirus bi ci nga xamante ni bii moom la ministère de la santé génn tey comme information nga xamante ginnaaw 226 tests yi ñu def tey 8 cas moo ci ñëw positif ñu ne 5 cas communautaire la Yëmbal Soprim Touba Médina ak Kër Massar la génn 3 cas contact civil la 13 patients ñoo ci guéri maanaam am na ci fukk ak ñett yoo xamante ni bii wér nañ ci donc bi jàngoro ji duggee Sénégal ak léegi depuis le 2 mars 350 cas moo ci am muy ñetti téeméeri cas ak juróom fukk yoo xamante ni bi génn nañ ci 211 wér nañ ci ñett làqu nañ ci maanaam mujj nañ ci faatu ak kenn koo xamante ni évacué nañ ko fële ca France kooku sax am nañu ay information ne moom it mujj na faatu mais kenn comptabilisé wu ko Sénégal parce que doomi France la te foofu la faatoo donc kon jamono yi ñuy wax ak yéen 135 ñu ngi ci sous traitement wala ñu ngi leen ci faj donc loolu mooy information yi nga xamante ne bi am nañ ko ci coronavirus muy tey ñu war ne encore une fois ñu moytu na jàngoro ji mi ngi fi day loraate day faat day gàllankoor lu bëree bëri donc li ñuy wax ay mesures barrières nañ ko toujours di ko respecter mesures barrières yi nag mooy raxasu lu ci ëpp loolu la set soo mënul raxasu say loxo su setee nga mën di yor gel alcoolique yooyu nga xamante ni bii mën nga koy def sa poos léeg-léeg nga laal ko parce que jàngoro ji la bët mënu koo gis mën na nekk nag fu ne lay nekk mën na nekk ci portable mën na nekk ci loke buntu mën na nekk ci taabal ji mën na nekk ci table de mixage bi ma tiim mën na nekk ci micro bi sax donc moo tax souvent ñuy bëgg ngay raxasu ak di takk masque donc mi ngi noonu ñun nag fii ci Njaareem yàlla mi ngi ciy musal yàlla na ci continuer di ñu ci musal cas amagu fi ay cas suspect moo fi am muy cas suspect mooy ñoo xam ne njortoon nañ ko ci ñoom mais biñ leen yóbbee hôpital Luque ba xool leen saytu leen ci lañ xool ne ñoom mujj ñu am jàngoro ji kon ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax kon suñ ko baamtoo tey 226 tests lañ am maanaam ñaari téeméeri nit ak ñaar fukk ak juróom-benn leen jël xool leen ba xam am nañ jàngoro ji biñ ko xoolee fukk ak ñett ñoo ci am jàngoro ji
juróom ñi cas communautaire la cas communautaire nag mooy koo xamante ni bii biñ ko gisee ci moom xamul fu mu ko jëlee ak ku ko wàll loolu tax ñu naan cas communautaire yi garaaw ci juróomi cas yooyu mi ngi génn benn bi Yëmbal la génn Soprim benn bi Touba benn bi Médina benn bi Kër Massar donc encore une fois ñu moytu ndax jàngoro ji mi ngi ci réew mi rawatina Ndakaaru parce que jàpp na léegi mooy épicentre bi maanaam fa la ëppee donc ñetti cas contact civil la mooy ñoo xam ne njortoon nañ ko ci ñoom ba ministère bi topp leen di leen xool ba fekk ko ci ñoom donc jamono yi mooy 8 ñi nga xamante ni bii ñoom ñoo ko am tey donc jàpp nañ ne ci ñi ngi doon faju am nañ ci fukk ak ñett ñoo xamante ni bii wér nañ ba dinañ dellu seen kër tey fa la ñuy fanaani donc ci xayma bi jàngoro ji duggee Sénégal léegi 350 personnes am nañ ko ci mu ñetti téeméeri nit ak juróom fukk ñaar téeméer ak fukk ak benn wér nañ ci muy 211 ñetti nit faatu nañ ci kenn évacué nañ ko ci France jamono yi ñuy wax ak yéen téeméer ak fanweer ak juróom ñu ngi leen di faj te wéraguñu mais am nañ ci ñoom yaakaar donc loolu mooy situation coronavirus bi donc ngeen mën a bokk ci yéen ci waxtaan wi ginnaaw ni leen ko waxee ci njëlbeen ji ci 88 628 01 10 fii ci Moubarak FM donc ñu wax ci bourse sociale yi donc ginnaaw bi nga xamante ni bi monsieur le maire Malick Fall génn na benn arrêté bi nag li muy wax mooy nan la ñuy séddalee dund bi nga xamante ni bi président de la république envoyé na ko fi ñu wax ni képp koo xamante ni bi am nga bourse sociale wala da nga koy fayu jàppel na yow moom d'office da ngay am ala kulli haal da nga am xam ñu nag yaa koy jëli wala dañ lay fekk sa kër indil la ko loolu amaguñ ci ay leeral lu ñu ci am rek dinañ ko indi ci rajo bi wax leen ko mais yow da ngay am na ci ñuy wooyee ci RNI muy registre national unique ñi nga xamante ni bi bokkoon nañ ci recense yële amoon ja weer yële ci ginnaaw ban jàppoon na ñoom it waroon nañoo am bourse sociale mais amuñu ko woon ñoom it recensé leen ne ñooñ dina am mais su loolu lépp weesoo ñoo ñëpp suñu amee ñu jëm a jël auditeur boobu en attendant ñu continuer li nga xamante ni bi mooy xibaar yi nga xamante ni bi moom lañ leen bëggoon indil ci leeral ñoo ñëpp suñu jàllee après dañuy am 1805 personnes maanaam junni nit yu tag ak juróom-ñetti téeméer ak juróom yoo xamante ni bi ñooñu suñu amee ba pare ceeb bi day des ay nit ñoo xamante ni bi ñooñu war nañ leen ko jox ci lu toll ci junni ak juróom-ñetti téeméer ñooñu nag lan na dañ koy séddale 4 grands quartiers yi nekk Njaareem 4 grands quartiers yi mooy Médinatoul Thierno Kandji quartier Cheikh Ibra quartier Cheikh Anta ni ñu leen koy séddalee mooy ginnaaw bi ñu joxee bourse sociale yi jox ñu RNI yi dinañ jox quartier Médinatoul 500 parts dinañ ko leen ko jox 500 ménages dinañ ko fa joxe Thierno Kandji 500 ménages jaarte quartier Cheikh Ibra 403 ménages joxe quartier Cheikh Anta 402 ménages donc loolu nag ñi ko fay joxe mooy conseil de quartier la ñuy wooyee chef de quartier bu ne day woote woo ay sous délégué de quartier am su leen wooyee ñooñu ñooy seq waxtaanu seen biir xool ñan ñoo ko yeeyoo ci koñ ba ñu jox leen ko ki nga xamante ni bi mooy soxna Omar Diop ànd na ak monsieur Mbaye Diakhaté dem quartier Cheikh Anta ak quartier Cheikh Ibra waxtaan ci ak sous délégué de quartier ak sous délégué de quartier ak responsable jeunes ya ak imam ya ak mouvement de jeunesse ya nekk ca ko ci ñaari gox-goxaan yooyu donc ci xibaar yi am ba tey suba la ñu war a dem kër gu mag ak fële nga xamante ni bi mooy Thierno Kandji muy 4 grands quartiers yi ci li jot a ruusandi fi nga xamante ni bi mooy quartier Cheikh Anta dinañ ci ñëw juste après sëkkis bi su ngeen ñëw su leen neexee mën ngeen bokk ci waxtaan wi su ngeen wootee ci 88 628 01 10 yéen nga en direct Moubarak FM en direct également ci seen télévision Moubarak TV. Ce soir, mes chers compatriotes, et je vous le dis avec solennité, l'heure est grave. L'heure est grave. Covid-19 ou coronavirus, une triste réalité. Lavez-vous les mains, levez-vous, main dans la main, comme un seul homme pour un seul combat, comme Batman contre le fantôme masqué, pour barrer la route au coronavirus. Évitez les contacts directs avec les personnes infectées. Portez un masque et une paire de gants avant de manipuler des objets touchés par une personne suspecte. Mieux vaut prévenir que guérir de ce connard de virus. Restez chez vous. Respectez les mesures d'hygiène recommandées par les autorités sanitaires. L'heure est grave. Ô Sénégal, pays de la Teranga. Ô
symbole de la civilisation noire. Tes fils sont frappés par le malheur du siècle, la pandémie dévastatrice qui tue en silence par milliers. L'heure est grave. Covid-19 ou coronavirus. Un ennemi redoutable et invisible à l'œil nu. Un danger qui nous guette tous, comme un prédateur guettant sa proie pour en faire qu'une bouchée. Il vous terrasse à coup sûr sans le moindre bruit. Quand il s'installe dans votre organisme, vos anticorps, votre système de défense devient mystérieusement vulnérable. Que vous soyez président, ministre ou même footballeur, il vous étrangle d'une main de fer. Vos premiers soins vous seront administrés en quarantaine. Vous serez alors isolé et coupé du reste du monde. L'heure n'est pas aux polémiques ou à la politique politicienne. Mettons nos différences de côté pour répondre à l'appel du chef de l'État, avec la contribution de toutes les forces vives de ce pays. Toutes les bonnes volontés et dignes fils du pays devraient marquer leur empreinte dans cette lutte, si noble et vitale. Ensemble, nous pouvons le vaincre, mais nul ne doit convertir cette situation défavorable en une situation avantageuse pour se remplir les poches. L'heure est grave pour se tirailler. L'état d'urgence décrété par le président pour une riposte peut aider à bouter totalement cette saleté hors de nos frontières. Ceci doit être pris au sérieux pour plus de cohérence et de cohésion sur toute l'étendue du territoire national sénégalais. Les fonds collectés et déployés à cette cause doivent être strictement gérés avec transparence. L'aide alimentaire destinée à renforcer certaines familles doivent être distribuées sans discrimination d'aucune sorte, pour mieux aider à combattre et vaincre notre seul ennemi commun. Seul le courage, la prière et le respect des instructions données par nos voyants djambars en blouse blanche peuvent nous aider à stopper ce virus qui a déjà causé la mort de plus de 60 000 personnes à travers le monde. C'est une menace réelle pour toute l'économie mondiale et pour la survie de notre jeune nation. Toutes nos condoléances aux familles touchées. Rest in peace, Pape Diouf, Manu Dibango, paix à leurs âmes, ensemble, vaincrons. doomu njaaram boobu également di Omar Sène moom it jaarama parce que moom it doomu njaaram la gis ngeen contribution bi nga xamante ne bii moom la def ci coronavirus bi coup de chapeau également à son manager wala son ami Daouda Mbow cordonnier. Donc mi ngi noonu suñ ñëwaatee ci situation corona bi donc nga xam ne vivre yi ginnaaw bi nga monsieur le maire defee arrêté bu am solo boobule donc waa kër Cheikh Anta ñoom ginnaaw bi ñu waree bénéficier si 402 parts lañ war a am donc waxtaan nañ seen biir quartier Cheikh Anta niñ ko mujj séddale mooy 9 sous-quartier la am 9 sous-quartier yu quartier Cheikh Anta mooy Mbaxaan Ndànk Kër Yelli Njoojoon Kër Baylaay Escale ñu fàtte na ne Escale dafa am partie bu bokk ci Cheikh Anta am partie bu bokk ci quartier Thierno Kandji Paris 3 Pikine ak Diamaguène loolu mooy 9 sous-quartiers yi nga xamante ni bii ci quartier Cheikh Anta lañ bokk donc ñoom seen 402 parts ni ñu ko séddalee mooy dañu commencé ndànk moom dañ ko ci génne parce que ndànk képp ku dëkk ndànk am nga bourse sociale te ku am bourse sociale moom te admis d'office yow dañ lay jox dund boobu donc yow kon bokkoo ci dañ leen séddal bu mujj bi yow da ngay am d'office donc ñoom bi ñu séddale kon dañoo génn ndànk teg fële parce que ndànk képp ku dëkk ndànk am nga bourse sociale Mbaxaan juróom-ñaari kër moo fa amul bourse sociale ñooñu ñu sédd leen soo ko génnee ci 402 yi day des 395 yi soo si génnee ndànk génn ci Mbaxaan donc day des 7 day des 7 sous-quartier moo fay des nga diviser 395 yi par 7 donc sous-quartier bu ne dina am 56 parts kon Kër Yelli Njoojoon Kër Baylaay Escale Paris 3 Pikine ak Diamaguène sous-quartier bu ne da nga am 56 ménages yu ñu la joxaat yoo xam ne bokkut ak ñi bokkoon ci RMI bi bokkul également ak ñi am bourse sociale ñoo xam ne ñoom seen biir da ngeen ko waxtaane yéen seen sous-délégué de quartier maanaam suñ jëlee exemple ci Ibra Dia Fall ci Paris 3 moom dina wut benn commission moom ak imaamu koñ ba ak magi koñ ba ak yenn ci ñoo xamante ni bi wut benn commission ci xale yi ak waa koñ ba notable ñu toog waxtaan xool Paris 3 googu ñan ñoo amul bourse sociale te waroon ko am te yàlla dogal amuñu ko woon te seen loxo jotul
seen ginnaaw wala jàpp nañ ne soxla na ndimbal bi ñoom ñu saytu ko seen biir ba xam ne juróom fukki kër yi ak juróom benn yii la ñu bind ko def benn procès verbal jébbal ko chef de quartier bi def boole ko ci procès verbal am jébbal ko monsieur le maire donc noonu lay demee kon ñooñu après dinañ jublu ci liggéey bi kon daal ñu fàttali na quartier Cheikh Anta war naa am 402 parts donc yoo xamante ni bi ginnaaw bi waa Diourbel wala am 1805 parts bi ñu ko diviser ñu waxee leen ko ci njëlbeen gën a Médinatoul war naa am 500 parts la war a am Thierno Kandji 500 quartier Cheikh Ibra 403 quartier Cheikh Anta 402 donc dañ ko xoole ci quartier bu gën a rëy defe naa bi ñu koy def dispatching bi wala bi ñu koy séddalee dañuy xool quartier bu ne bu gën a rëy ba ca toppat lu ni mel donc noonu la kon Cheikh Anta ginnaaw bi soxna Sidi Omar Diop demee fa ak kii nga xamante ni bii mooy monsieur le maire Mbaye Diakhaté ba waxtaan ak ñoom noonu lañ séddalee noonu lañ ko bëgg a séddalee ba parce que séddalee guñu mais noonu lañ ko bëgg a séddalee kon quartier Cheikh Anta 9 sous-quartier la muy quartier Cheikh Anta ci wàllu boppam muy Mbaqaan la Ndànk Kër Yelli Njoojoon Kër Baylaay Escale Paris 3 Pikine ak Diamaguène ku ne dina am 56 parts su leen joxee ku ne 56 parts jox Mbaqaan 7 parts Ndànk du ci bokk parce que ñoom ñëpp dañuy am day des 3 ménages day des 3 parts yi rek dañ koy bàyyi ak chef de quartier bu mag ba mu xool ñoo xamante ni bii faayoon nañ leen wala fàtte nañ leen wala seen xel jëmu fa mu séddale leen ko donc ñoo nga xamante ni bii mooy quartier Cheikh Anta noonu lay demee après dinañ ñëw ci quartier Cheikh Ibra muy bu Baye Xaalis Cissé moom it waxtaane nañ ko tey këram ba tënk ko moom it nan lay demee donc ñi nga xamante ni bi jàpp ngeen ne ay nécessité ngeen wala jàpp ngeen ne yooyo ngeen ko war ngeen a mën a dem ci seen sous délégué de quartier yi wala ci kër chef de quartier yi bindu ji koo xam ne war nga ca jot ñu fàttali na nag fonctionnaire jàpp nañ na bokku ci koo xamante ne bi mi ngi sant yàlla lépp a mën naat bokku ci mais ki nga xamante ni bi kenn ku ne xam nga sa bopp waa koñ baat kenn ku ne mënul nax sa bopp kenn ku ne mënul nax kenn parce que ñun ñëpp a xamante donc ñi ci war a am daal jàpp na ne dinañ ci jot donc ci kanamee tuuti loolu mooy situation kër Cheikh Anta après si kanam tuuti dinañ ñëw ci situation quartier Cheikh Ibra suba nag lañ war a dem Médinatoul ak Thierno Kandji yéen it mën ngeen a bokk ci waxtaan yi indi ci ay leeral ci 88 628 01 10 salaamaaleykum jaajëf ku baax ñoo ngi ziar. waaw ñu ngi sant yàlla bu wér a wér. man la Baye Sall Diagne Cagal. allo. waaw. waaw. Baye Sall Diagne Cagal. Baye Sall Ndiaye. Cagal ci kër Cheikh. waaw Baye Sall Ndiaye ñu ngi lay dégg. allo. allo. waaw ñu ngi jéggalu Baye Sall Ndiaye moomu di cagal ca kër Cheikh mën nga woote waat ci 88 628 01 10. ndewe cagal président de la république yo ñawoya yoya oh yoya labiran juude danta kawde ngopen allo salaamaaleykum. waaw. ku baax ñu ngi lay ziar. man la Baye Sall Diagne Cagal. waaw Baye Sall Diagne ñu ngi lay dégg yaa ngi ci kaw Moubarak ñu ngi lay dégg. ñun de dañoo dëkk fii ci kër Cheikh. waaw. waaye dem nañ ci suñu délégué de quartier. ma ne. waaw yow nag la ñuy déglu. dem nañ ci suñu délégué de quartier. waaw. allo. allo. ku baax ñu ngi lay dégg de. allo. ñu ngi jégalu auditeur boobu ci 88 628 01 10 ngeen indi seen participation donc waaw 88 non 88 628 01 10 salaamaaleykum allo. 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 waaw ku baax. allo. allo waaw maa ngi lay dégg allo. allo. allo maa ngi lay dégg allo. 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 artiste lañ dëkk Diourbel di ñoom jongolaare suñu yaay Fama Thiam
ki nga xamante ni bi mooy Thierno Sarr suñu xarit ak Jongolaare ak Kulu muy une production 100% Diourbel ñu leen ci sant bu baax a baax parce que ñoom it ay artistes lañ parce que xeex bi moom su xewee kenn ku ne la nga man ca la nga xamee la nga mën ci ngay xeexee donc ñu ngi leen ciy félicité bu baax a baax ñu jëlaat auditeur bi ci ligne bi salaamaaleykum. Oh gars yi un peu de patience ñu xaar tuuti parce que force mu sonné benn yoon ñaari yoon ñu mën ko dugal donc yéen a ngi ci Moubarak FM seen émission noo ko gisee di am samedi bu jot ci waxtu wi salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum. allo allo way Cheikh Bamba. waaw Birame yaa ngi ci kaw. man la Birame Diop. waaw baax na Birame waaw yokkal kàddu gi tuuti rek. dégguma la nag waaw mais ñun ñu ngi lay dégg quoi xam naa problème retour la quoi yaa ñu déggul mais ñun ñu ngi lay dégg. def nañ ko ba pare. mais boo xoolee Kër Cheikh comme ni ñu ko waxee rek 403 lañ am 403 yi bon suñ ko defee am nañ 12 sous-délégués bon bu ñu defee division arithmétique lañ def mais man je pense que division arithmétique bu ñu ko defee bon loolu je pense que kii boobu doxul quoi parce que boo xoolee fekkee am des fois nga am sous-délégué yoo xam ne quartier yoo xam ne. peut-être mën nañ ne quartier yoo demee benn sous-délégué ñëpp am bourse familiale dans ce cas loolu nan ngay def je pense dañu waroon def recensement yi ba pare bu ñu defee recensement ba pare di soog a séddale ku nekk li nga war a am nga am ko mais bu ñëwee rek def division arithmétique te dugguñu ci quartier yi ñuy def recensement yi comité yi defuñu recensement bi aussi dama yaakaar ne foofu yaa problème foofu day am problème parce que des fois mën nga dem ci benn quartier ñi fa nekk kër yi fa nekk yëpp su quartier bu jël bourse familiale dans ce cas kooku sous-délégué boobu nan lay def ak nombre de ménages yi ñu ko jox waaw loolu daal la amoon lu ma ciy wax li ci des aussi damay lancer appel autorité yi ak bonne volonté yi ku ci mën a jàppale sous quartier wala sa quartier nga def ko parce que aussi lu ko comme Kër Cheikh chaque jour Kër Cheikh laay jël 33 ménages boo ko jëlee Kër Cheikh li fi nekk tey boo defee recensement bi nga am lu ëpp 33 ménages kon donc ku ci mën a jàppale aussi nga def ko te yàlla tax mu bañ. ok jërëjëf kooku mooy Birame Diop kenn du ko présenté doomu père Aline Diop assurance la dinañ ñëw ci situation Kër Cheikh ñëwagun ci mais dinañ ci ñëw je pense que du 33 mais 34 la 34 ménages ñooy am mais du Kër Cheikh gépp ñu am 34 sous quartier bu ne bu Kër Cheikh parce que Kër Cheikh 11 sous quartier la quartier Cheikh Anta 9 sous quartier la mais Kër Cheikh 11 sous quartier la 11 sous quartier la sous quartier bu ne dina am 34 parts maanaam 34 ménages yoo xam ne dinañ leen dolliwaat ginnaaw bi ñu génnee ñi fa am bourse sociale dañuy féete ne le ñeneen ñi nga xamante ni bi dañu bokk ci RMI bi également muy registre national unique bokkoon ci recensement bale weesu ñu wane na war nañoo leen nguur gi war na leen a dimbale ñoom it duñ ci bokk benn ya fa des nag ci leen sédd ba ku ne dina am 34 parts dina leen jox sous quartier bu ne dina am 34 parts donc ñu jëlaat avant ñu ñëw ci situation Kër Cheikh ñu jëlaat auditeur bi salaamaaleykum. maaleykum salaam Cheikh Bamba Mamadou Dioum Diomaye. allo Diomaye waa Diomaye. Mamadou Dioum Diomaye waaw. waa Diomaye waa yaa ngi lay dégg 5-5. waaw Cheikh Bamba maa ngi rafetlu émission bi. parce que boo nee nañ séddale tolloo ñii am 33 wala ñii am 34 ñii am 34 mais mën ngaa dem ci sous quartier boo xam ne da nga fay joxe 34 fekk 10 personnes ñoo ko yelloo nga dem ci beneen quartier boo xam ne peut-être 60 personnes yelloo nañ ko fa wala 60 ménages. je pense que donc liggéey bi en tout cas li nga xamee ni moom la ñuy wax sous-délégué yi wax nit ñi tey li laay war a sóor nañ fexe ba ñi ko war a jot ko. li laay war a sóor bu ci kenn dugal waxi mbokk li laay war a sóor bu ci kenn dugal waxi xarit. ñi ko yelloon lañ leen ko jox fonctionnaire buy fayeeku jarul mu koy yónnee njabootam koo xamee ni wóor na am na dépense bu mu mën a jox njabootam jarul mu koy yónnee njabootam ndimbal li andil ñu ko pour sénégalais yëpp loolu il faut mu leer ci bopp nit ñi ñu ko andil mooy ñi nga xamee ne mooy ñi nga xam ne néew nañ doole te amuñ ci luñ jàpp ak ñi nga xam ne peut-être seen liggéey yàqu na ci coronavirus beneen mbir boo xamee ne aussi nañ ko ci wax comme information mooy képp kuy Sénégal te dëkk ci quartier bi gis ni ñu koy séddalee jaanu yoon am na sañ-sañ dénoncé ko dénoncement bi mën na koo commencé ci comité ba nga xam ne moo nekk ca quartier ba wala ca wala commission ba nga xam ne moo nekk ca mairie ba ak ca préfecture ba loolu daal ci gàttal moom laa bëggoon a intervenir tey wax également la direction de Moubarak FM vraiment ñu jiima defar aussi seen serveur bi parce que
en réalité ñun ñaa ngi woote mais duñ am recours duñ am retour loolu daal moom laa bëgg di wax Babacar Sall mu def ci ay jéego pour que vraiment pour nit ñi mën a woote ci serveur bi na aussi retour bi mën a am daal ñi mën a déggante maa ngi jégalu encore merci beaucoup. jërëjëf auditeur boobu di Diomaye Dioum wala Mamadou Dioum alias Diomaye kenn dootu ko présenté Ndiarème dégg ngeen li mu wax lu pertinent la su ñëwee ci situation Kër Cheikh tey bi ñu dajee fële Kër Baye Khalis Cissé nga xam ne mooy chef de quartier bi génn nañ ne Kër Cheikh am na 11 sous délégué sous quartier am na 11 sous quartier 11 yi mooy ginnaaw Kër Cheikh Mérina Fall lañ wax Mérina Tibo Mérina Sora Ndioufène Nganjool Kadga Daare Lamp Ndar Fall Nguy Makaloy lay ak Ndar gu ndaw donc noonu lañ ko diviser en sous quartier donc sous quartier yooyu ñoom ginnaaw ndimbali bi mu ñëwee ñoom ñi ngi war a am 403 parts donc ñu ne léegi dañ koy diviser biñ ko diviser sous quartier bu ne dina am 34 parts bi ñu ko diviser sous quartier bu ne day am 34 parts après mu des 29 parts léegi 29 parts yi ñu ne nañ ko bàyyi ak Baye Khalis Cissé mi nga xamante ni bii fi mu dëkkee moom dafa laal ci Ndar gu ndaw laal ci Mérina laal ci Makaloy lay laal ci biir Kër Cheikh nga xamante ni bii donc nañ ko bàyyi loolu benn yi nga xamante ne bi dañ ko faay Baye Khalis mën leen a gérer donc ñoom loolu lañ mujjee déggoo tey ci 88 628 01 10 donc loolu lañ fa jot a wax ñu wax na ndimbal gi ñëwagul ndimbal gi nag nee nañ su ñëwee kër gu ci war a am da nga am ñaari saaku ceeb bu ne 50 kilos lay doon donc da nga am 100 kilos ceeb da nga am fukki kilos yu suukar di nga am fukki litre diwlin di nga am pakatub saabu boo xam ne dina def fukki morceau ak juróom-ñett di nga am également li nga xamante ni bi mooy lu toll macaroni wala spaghetti donc loolu da nga ko am loolu la ñuy ñoom loolu la ñuy wax pâte alimentaire lañ koy tuddee donc loolu mooy ndimbal li ci ëpp ci ndimbal li nag ñëw na mais dañu xamagul nu ñu koy séddoo donc loolu moo tax monsieur le préfet ak ki nga xamante ni bi moom monsieur le maire de la ville ñu téyendi ko ba gars yi wala chef de quartier yeeg sous délégué de quartier yi waxtaan seen biir waxtaan ak askan wa ba xam nan lañ koy séddalee ba déggoo ci ñu doog koo yóbbu nuñ koy yóbboo ak ndax armée bee koy yóbbu ndax nit ñee koy jëli wala dañ leen koy yóbbul loolu gën amaguñ ci lu ci leer lu ne den ci ñëw ñu ñëw ci 88 628 01 10 ak auditeur bi nekk ci ligne bi dafa mel ne dawaat na génn donc mi ngi noonu donc kon fii di quartier Cheikh Anta Mbacké waxtaan nañ seen biir ba pare quartier Cheikh Ibra waxtaan nañ également ba tënk mooy liñ fi wax léegi donc mu des ñaari grand quartier muy quartier Médinatoul ak quartier Thierno Kandji ñooñu sax ñoo ci ëpp ci paar yi donc li ñu war a am parce que jàpp nañ na quartier yooyu moo gën a yaatu ñu wax ne Escale dafa am loo xamante ni bi dafa dugg ci Thierno Kandji am loo xamante ni bi dafa dugg ci quartier Cheikh Anta donc noonu la demee ki nga xamante ni bi mooy sunu baay Ibra Jafal ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm parce que xibaar yi nga xamante ni bi moo jëlee fële ca conseil de quartier bi amoon fële ca quartier Cheikh Anta moom moo ñu ci indil ay leeral yu bëree bëri bala ji kër Cheikh nag ci kër Baye Xaali ñun ñoo demaloon suñu bopp saytu ko donc mi ngi noonu dégg ngeen li Diomaye wax ci 88 628 01 10 ngal la ndimbal li su ñëwee na dem ci ñi mu war a dem mais dama naan Diomaye li ci ëpp na dem ci ñi mu war a dem mais dina am moom ala kulli haal mu dem ci ñu mu war a dem parce que wañ nga ma nga bañ ca mbàñña xaan nga defe naa noonu la ko olof yi di waxee parce que bourse sociale yi am na ñu si am ñoo xam ne waruñu si woon am te déjà décret moom ba mu génnee dañ na bourse sociale sont d'office bourse sociale ku ci am rek da ngay am déjà tey ama grande surprise ñu ngi nuyoo passage suñu xarit Cheikh Marème Fall Ndam Fall également tase woon nañ ñoom fële ci kër chef de quartier yenn kër goo xamante ni bii am na 11 bourse sociale benn kër donc kon suñ fa wàccee kon foofu day war a am ñaar fukki saaku ceeb ak ñaar déjà foofu rek kenn mënu ci dara parce que bourse sociale déjà bi nga ko jotee bañ ko amee rek ñoom ci lañ am légitimé am donc loolu mooy problème bi xanaa ñoom ñu delloo ko ne duñ ko jël mais kër gu am 11 bourse sociale kon kër googu day am ñaar fukki saaku ceeb ak ñaar donc mi ngi noonu parce que bourse sociale bu ne da nga am ñaari saaku ceeb donc loolu la daal donc kenn mënu ci dara ñu wane ne conseil de quartier yi ak ci ginnaaw bi ñu sukkandikoo ci arrêté monsieur le maire bi donc ñi nga xam ne ñoom ñoo war a nekk mbootaay gi war a tànn donc dañ ne
mi ngi war a nekk délégué de quartier bi la war a nekk ak le délégué ak les sous-délégués de quartier ak les représentants des imams donc war na ci bokk le curé de la paroisse su fekkee ne foofa ay catholique wala ay chrétien ñoo fa dëkkee ñoo fa ëpp le représentant des directeurs d'école da ciy bokk maanaam kii représente directeur d'école bi wala directeur d'école bi ci boppam donc war na ci bokk représentant des associations des parents d'élèves war na cee bokk les secrétaires exécutifs des comités de santé war na cee bokk le représentant ou bien la représentante des bajjanu gox war na cee bokk la représentante des associations et groupements de femmes war na ci bokk le représentant du conseil communal de la jeunesse ak les relais communautaires loolu moo war a bokk nekk genn mbootaay goo xamante ni ñoo war a toog saytu ca koñ bañ bokk wala sous quartier wala quartier bañ ne ñii ñoo ci war a bokk ñooñu ñoo ciy waxtaan ba déggoon na kër sàngam ak kër sàngam kër baay diw ak kër yaay diw war nañ cee bokk ñu tënk ko def ko ci benn procès verbal jébbal ko délégué de quartier bi jébbal ko monsieur le maire donc ngeen mën a bokk ci waxtaan wi ci 88 628 01 10. Ce soir, mes chers compatriotes, et je vous le dis avec solennité, l'heure est grave. L'heure est grave. Covid-19 ou coronavirus, une triste réalité. Lavez-vous les mains, levez-vous, main dans la main, comme un seul homme pour un seul combat, comme Batman contre le fantôme masqué pour barrer la route au coronavirus. Évitez les contacts directs avec les personnes infectées. Portez un masque et une paire de gants avant de manipuler des objets touchés par une personne suspecte. Mieux vaut prévenir que guérir de ce connard de virus. Restez chez vous. Respectez les mesures d'hygiène recommandées par les autorités sanitaires. L'heure est grave. Ô Sénégal, pays de la Teranga. Ô Sénégal, symbole de la civilisation noire. Tes fils sont frappés par le malheur du siècle, la pandémie dévastatrice qui tue en silence par milliers. L'heure est grave. Covid-19 ou coronavirus. Un ennemi redoutable et invisible à l'œil nu. Un danger qui nous guette tous, comme un prédateur guettant sa proie pour en faire qu'une bouchée. Il vous terrasse à coup sûr sans le moindre bruit. Quand il s'installe dans votre organisme, vos anticorps, votre système de défense devient mystérieusement vulnérable. Que vous soyez président, ministre ou même footballeur, il vous étrangle d'une main de fer. Vos premiers soins vous seront administrés en quarantaine. Vous serez alors isolé et coupé du reste du monde. L'heure n'est pas aux polémiques ou à la politique politicienne. Mettons nos différences de côté pour... Salam alaikum. ñu ngi jégalu ci 88 628 01 10 auditeur bi mën na ñëwaat ci 88 628 01 10. Ensemble, nous pouvons le vaincre. Mais nul ne doit convertir cette situation défavorable en une situation avantageuse pour se remplir les poches. L'heure est grave pour se tirailler. L'état d'urgence décrété par le président pour une riposte peut aider à bouter totalement cette saleté hors de nos frontières. Ceci doit être pris au sérieux pour plus de cohérence et de cohésion sur toute l'étendue du territoire national sénégalais. Les fonds collectés et déployés à cette cause doivent être strictement gérés. ñu ngi jégalu bu baax a baax ci auditeur boobu ci 88 la woon 628 01 10 ñu fàttali ne quartier Cheikh Anta wala quartier Cheikh Ibra Fall ñoom it waxtaan nañ fële ca kër Baye Xaali Cissé fële ca kër Cheikh Ibra lañ fa waxtaane nag mooy ginnaaw ndimbal li su ñëwee njaareem war naa am 1805 ménage yoo xamante ni bii dinañ leen jox ndimbal li lu bokkul ak bourse sociale lu bokk également ak RNU yi donc ci conseil de quartier yooyu ci lañ waxtaan ci lañ waxtaan seen biir ñu wax ne 4 grands quartiers moo am Diourbel kon Médinatoul day am 500 ménages yoo xamante ni bii dañ ko ca dolliwaat am Thierno Kagne amaat 500 ménages yoo xam ne dinañ leen ko dolliwaat quartier Cheikh Anta am 402 ménages yoo xam ne dina leen ko dolliwaat
quartier Cheikh Ibra 403 ménages yoo xam ne ñoom it dañ koy delluwaat ci ñi jotoon am bourse sociale ak RNU boobu soo ko boolee lépp day nekk 1805 ménages ci loolu quartier Cheikh Anta bin waxtaanee seen biir nee nañ 6 grands quartiers 6 sous-quartiers moo fa nekk wala 9 du moins 9 sous-quartiers moo nekk foofa di quartier Cheikh Anta digg muy Mbaqaan la Ndànk Kër Yëlli Njoojoon Kër Baylaay Escale wala benn partie ci Escale Paris 3 Pikine ak Diamaguène bi ñu xoolee seen biir ba waxtaan dañ ne ñii di nga xamante ni bi mooy waa Ndànk ñoom ñëpp am nañ ay bourse donc kon duñ bokkaat ci séddale bi nga xamante ni bi doole lay doon ñi nga xam ne ñooy Mbaqaan juróom-ñaari kër ñoo ko fa amul kon juróom-ñaari kër yooyu nañ leen jox juróom-ñaari kër yooyu bi ñu leen joxee ci 402 yi ñu am léegi day des 395 yooyu nag léegi dañ ko diviser par 7 ñi des 7 sous-quartiers yi des kenn ku ne am 56 mu des 3 yi ñu jox ko chef de quartier pour kenn koo xam ne faay nañ ko wala lu ni mel ñu jël auditeur bi ci ligne bi salaamaaleykum allo salaamaaleykum allo ku baax ñu ngi lay dégg salaamaaleykum allo ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax ñu ngi jégalu ci auditeur boobu auditeurs yi dañuy dégg mais ñun ñu ngi leen di dégg mais ñoom ñoo duñu dégg donc su ngeen wootee rek bañ wax leen allo yéen a ngi ci kaw donc mën ngeen wax seen soxla wala seen participation ci 88 628 01 10 donc loolu la donc loolu moo doon situation fee nga xamante ni mooy quartier Cheikh Anta su ñëwee ci situation quartier Cheikh Ibra bi nga xamante ni Baye Xaalis Cissé moo ko jiitee ginnaaw bi ñu waxtaanee seen biir ñeena ñoom 11 sous quartier moo fa nekk 11 sous quartier yi mooy Mérina Fall Mérina Thibaut Mérina Sora Ndioufène Nganjool Kaddaga Daaray Lamp Ndar Fall Nguy Maka Loy Loy ak Ndar gu ndaw donc ñooñu lañ ko séddale bi ñu xoolee na ñoom ñi ngi am 403 parts bi ñu ko diviser ku ne 34 ngay am 34 yi la sous quartier bu ne dina am 34 sous quartier bu ne maanaam Mérina Fall dina am 34 Mérina Thibaut am 34 Nganjool am 34 Kaddaga am 34 ba 11 sous quartier yi jeex loolu mooy 34 kër wala 34 njël fanweeri njël ak ñeent yoo xamante ni bi kenn ku ne benn njël bu ne dina la jox ñaari saaku ceeb dina la jox fukki kiloy suukar dina la jox fukki litre diw dina la jox fukki saabu ak juróom-ñett ak ñaari kiloy macaroni wala ñaari kiloy vermicelle donc noonu lañ ko waxee donc suñ ko séddalee ba pare day des 29 parts yooyu nag dañ ne nañ ko bàyyi ak bàyyi xaali ba benn yi nga xamante ne bi amuñu wala ñoo ko wër mu mën leen cee jox donc ñoom noonu loolu nañ waxtaanee ba juboo donc suba ci lañ war a dem fële ci Médinatoul eggale fa liggéey bi ak Thierno Kandji ñoom it ñu xool nan la ñuy toje seen bopp jinax loolu nag di ko jiite mooy soxna si nga xamante ni moom la ñuy duppee Omar Diop mu jiite action sociale ak monsieur Mbaye Diakhaté nga xam ne adjoint au maire la ci kanam tuuti man ngeen a bokk ci waxtaan ci 88 628 01 10 su fekkee ne serveur bi doxul lool xam naa ñu arrêté fi émission bi ba beneen yoon bi. voilà jërëjëf artistes yooyu nga xamante ne bi ay artistes su njaareem lañ production 100% Diourbel donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax sunu yaay Fama Thiam ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ci artistes yi la ci ñi dóor single boobu la nga xamante ne bi ñu ngi ko jagleel coronavirus Fallou Thiam suñu xarit suñu waay guitariste mi ngi ci suñu xarit également ki nga xamante ni bi mooy Thierno Sarr mi ngi ci ak suñu jigéen Loto Samb donc félicitations également ki nga xamante ni bi mooy Oumar Sène di doomi Kër Cheikh ak xaritam di Daouda Mbomb ñu jël xam naa mooy nekk suñu dernier auditeur wala auditrice allo oh dem na donc ñu ngi ci jéggalu bu baax a baax ci 88 la woon 628 01 10 ñu fàttali na commission yi noonu lañ ko tërale ñu fàttali na pour bokk ci commission yooyu donc imam bi force mu am à part délégué de quartier bi commission bu ne day am délégué de quartier ak les sous-délégués de quartier également imam bi également mooy commission communale bi imam da ciy bokk wala représentant des imams day am le représentant des imams daf ciy am nga xamante ni bi moom mooy ñëw ci kàddu imaam yi ñu ne kii moo fi teewal imaam yi wala kii moo fi teewal paroisse bi wala jàngu bi ak ki nga xamante ni bi moom moo fa teewal directeur d'école yi ak ki nga xamante ni bi
association parents d'élèves yi moom lañ yabal mu nekkal leen fa également kooku moom it day bokk ci commission bi ak ñi ni wooyee les secrétaires exécutifs bu comité de santé yi ñoom it dañuy nekk ay membres d'office ki nga xamante ni bi moom it muy bàjjanu gox yi ñoom it dañuy am ñu ku leen fa teewal ki nga xamante ni bi mooy conseil communal de la jeunesse ñoom it dañ fay am représentant ak ñi nga xamante ni bi mooy relais communautaire yi ñooñu mooy ñi nga xamante ni bi ñoo war a nekk mbootaay yi nga war a xamante ni ñooy dajaloo pour saytu ñi nga xamante ni bi mooy 1805 bourses yooyu nga xamante ni bi dañ leen cee war a boole ci lañ war a boole ñoo war a nekk commission pour tànn ñooñu nga xamante ni bi ñooy saytu ñi nga xamante ni bi mooy dund boobu nga xamante ni président de la république jox na ko askan wi nga xamante ni bi ci jamono yi ñu nekk nga xamante ni bi jamono corona la ba ñuy waroon a liggéeyatuñu ñi nga xamante ni bi seen loxo jotul seen ginnaaw ñëpp xam na ne ceeb bi comme ni ko Ndiaye Amadou waxee woon ci suñu émission yële weesu ceebu corona la ba démbat bërki démb joxuñ fi woonub ceeb kenn ku ne da ngay ceeb boo bëgg nu da ngay dem liggéeyi ko wala nga ñaqali ko sa bopp tey nag xew-xew dafa am ba nga xamante ni bi borom oto yi doon liggéeyatuñu tailleur bi doon ñawatul ki nga xamante ni bi moo doon dawalatul ki nga xamante ni doon jaay sa marché ba day teel a wàcc ak leneen ñooñu ak ki nga xamante ni bi da daan sax kaajeey ak artiste bi nga xamante ni bi comme ñu mel na Baye Serigne ak ñoom Baara Mbayet ñu ni mel dañ daan dem di tëgg ay manifestation ci ngénte yi te ngénte amatul ceet amatul donc ñooñu lan ne nañ leen regrouper jàppale leen lii ba nga xamante ni bi lii di jàngoro ji dina dem ca àll ba comme ni ko artistes yooyu waxee ñu ñëw ak ba 7500 wala 5000 francs population yëpp li leen ci yëg seen bopp ñaareel bi reer yi nga xam ne dañ koy togg di ko tibb nañ calculer ñi nga xam ne buñ añee duñu reer te doon ay gor yoo xam ne mënuñoo tàllal seen loxo nekk ci biir kër yi tamit war nañ leen a bàyyee xel silmaxa yi mënut a génn guddi war nañ leen a bàyyee xel handicapé yi nga xam ne mënuñoo dox war nañ leen a bàyyee xel population yi fi mu toll nii dañu sonn parce que bu njëkk Rwanda dañ daan wax naan feebar la ñuy jooy pour faju Éthiopie ñu ni dañoo xiif Sénégal ñu ne xaalis la ñuy jooy mais dafa mel ni ñun fi mu toll ni réew mi yëpp dañuy tàllal suñu loxo réew moo xam ne ñëpp dañuy tàllal loxo nag xaw ma fu muy mujj. yéeme na de sincèrement parler. waaw yéeme na waaw. waaw jërëjëf suñu xarit boobu di Ndiasse Fall dégg ngeen intervention am ak xalaatam. donc mi ngi noonu donc ñu déglu. participation boobu nga xamante ni bi suñu grand Thierno Diop moom it def na ko ci Covid 19 bi wala di coronavirus. boo xam ne kenn xamul nu mu toll ñu jógoon nag di xeex ak moom seetlu it ni la ci jot a génn muy ay tegtal lépp. salaamaaleykum allo waaw ku baax noo tudd ak fooy wootee. ñu ngi sant yàlla macha allah. maa ngi woote Cheikh Anta. waaw baax na ñu ngi lay dégg. allo waaw ñu ngi lay dégg 5-5 de ku baax. allo. ku baax ñu ngi lay dégg de waaw ñu ngi lay dégg de. yaakaar ne ki la wax ni Pikine laa def. dañ ko wax ne mu dem ci Ibra Jafal dama yaakaar ni ci Modou Sarr la war a dem. waaw ba tey man maîtriser wu ma foofu de. waaw man Ibra Jafal laa gën a miin rek. waaw. ci Modou Sarr la war a dem mooy sous-délégué. waaw kon na dem ci Modou Sarr waaw. jërëjëf. jërëjëf. merci. ok jërëjëf kon waa Pikine ja nga xamante ne bi da ngeen a bokk fële ci Cheikh Anta donc mën ngeen a dem ci Modou Sarr donc auditeur boobu woote loolu la wax donc ngeen dem ci Modou Sarr. salaamaaleykum ñu ngi jéggalu bu baax 88 628 01 10 ñu ngi ci jeexaltalu émission bi. waaye salaamaaleykum allo. allo Cheikh Bamba. waaw ku baax na nga def. man la Ndiasse maa dellu si waat. waaw Ndiasse waaw yaa ngi ci kaw waaw. daan jaane njaareem gépp ñu ngi koy sant bu baax tamit aussi. parce que bët du set depuis bi affaire yi tàmbalee ba léegi dina togg 28 mbana tasaare ko ci daara yi te mbana yi bu ci nekk lam ca war a def lépp dana ko def te bëggut kenn wax ko waaye lu baax moom ku ko def ñu wax ko. mook Daba Diané ak waa kër gi yëpp Fat Diané DG Moustapha Guèye ñoom Cheikh Bass Diané ñëpp
Baye Serigne Ndiaye ñëpp ngi ci biir waañ yi di liggéey bu ngoon jotee ñu yóbbu ko ci daara yi loolu lu am importance la ñun waa Kër gu mag ñu ngi koy sant di ko gërëm parce que lu baax ku ko def ñu wax ko parce que lu jëm ci biir jaam yi moom xamewu ci xaj yi ak seet yàgg na koo defit ci biir kër yi ndax weer wu jot nga ci biir kër yi ceeb te du bëgg kenn wax ko waaye ci biir néew du doole yi ak ñi ko yellool di leen ko jox kon jàpp naa ne ku mel noonu it bu nekkee ci dëkk bi war nañ koy sant di ko gërëm waaw bu baax a baax a baax ak équipe bi nga xam ne ñooy togg reer yi boobu ba na leen ak añ yi kon yal na leen yàlla defal jàmm defal leen sutura ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi góorgóorlu di def ni ñoom parce que dëkk bi ñoo ko bokk te njaareem benn bopp kenn mënu koo xar ñaar te njaareem ñoo ko bokk kon yal na yàlla dolli ci sutura ci ñi fi nekk ñëpp ñu boole xol yi boole xalaat yi yéenante jàmm di def jàmm di wax jàmm parce que jàmm rek moo ñu jig daam jaana nag jàmbaar la waaye daba jaana it jàmbaar la jigéen la waaye jigéen ju man góor la ndax booba ba tey moom mi ngi ci liggéey bi mi ngi jël alalam di ko ci def di ko ci biir daara yi di leen jéem a satisfaire yàlla moo mën a satisfaire ñëpp yàlla mi mën a satisfaire ñëpp nag yàlla na def ci xolu borom alal yëpp ñu bokkoon ndey bokk bàyyi génne seen alal dimbali askan wi parce que jàpp naa ne askan wi sonn nañu te fi mu toll nii képp ku war a jóg te jógoo bu daanoo it ci sa kaw la jëm yéenay bokk daanoo ndoo kon jàpp naa ne que taxaloog yow moom fépp mi ngi lakkale rek bu lakk gi jeexut ci sa biir kër la jëm kon nañ ko jéem a fay loolu moo am solo maa ngi tuub tey jégalu di sant DG Moustapha Guèye bu wér yàlla defal ko jàpp defal ko sutura lépp li muy wër ci njaareem yàlla may ko mi ngi embauché ci xale yi di leen jàppale di leen dimbali di leen conseil di leen def ay responsabilité di tax ñu man seen bopp man seen boor doon ay gor sàccatuñu wayaanatuñu ñaanatuñu géwél yi mu jël lépp jàppale leen léegi ay géer lañ ñooy maye kon jàpp naa ne moom it jàmbaar la soxna Fatou. jërëjëf kooku mooy Ndiasse Fall doon woote fële ca kër gu mag dégg ngeen li mu wax xam naa ne jëlaat beneen auditeur avant ñuy tëj waxtaan wi ci 88 628 01 10 salaamaaleykum allo. allo. waaw mbokk mi yaa ngi en direct Moubarak FM. waaw ziar naa leen bu baax a baax. waaw delloo ziar ku baax. mbaa jàmm rek ngeen am. waaw sant yàlla bu wér. waaw man de dama doon rafetlu émission bi rek. waaw jërëjëf jërëjëf. ah di leen xamal ne Ndiarème moom comme ni ko fi waxee rek. Ndiarème moom ñun ñëpp ñoo ko moom. ñun ñëpp bokk na dañ koy pencoo. dégg naa wax ji dégg naa li ngeen ci xalaat lépp. am na rafet nañ ko it nag. waaye bu fekkee dañuy laaj xalaat daal moom. waaw. man moom sama xalaat. waaw. ñi nga xamante ni dañoo am bourse. ñi nga xam dañoo am bourse. waaw yow rek la ñuy déglu waaw. voilà ñu dañoo waroon naa jël yem ci seen salaire bourse. ñi nga xamante ni amuñu bourse dañoo am bourse ñu jox leen ceeb bi sama xalaat laa wax rek. waaw am nga ci droit. waxee moom mu ne dañu ma war a am. am nga ci droit waaw. ndax par exemple tey jii bourse bi boo xoolee ñu koy fayeeku à 100% ñëpp ay jeunesse lañ ay boy la te mag ñi ñoo ko moom ak néew ji doole néew ji doole yi loolu la ñu wax man nag su ma ko ñoom bu fekkoon man maa sañ maanaam ñi nga xamante ni dañoo am salaire bourse nan fayeeku seen salaire bourse ñi nga xamante ni amuñu salaire bourse ñu jox leen xewal bi maa ngi leen di jégalu nag di leen masaw ndax xam naa ne yooyu moom su dem ni waa ji boo gisee maanaam ñu def ni ni ñuy nangu ne maanaam li suñu borom wàcc rek la moom it ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax ak ñu koy jàppale ak ñu nekk ci rajo bi ñëpp ñu leen sant di leen jox seen wàccuwaay maa ngi tudd nag bu baax a baax a baax di jégalu maa ngi leen di jaaree ñëpp. jaajëf jërëjëf. ok jërëjëf wax ji am na solo parce que comme neex nag wax dëgg yàlla nga woote wax sa xalaat parce que looloo tax ñu ubbi téléphone bi. salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam. waaw ku baax noo tudd ak fooy wootee. waaw sëñ Cheikh man la Abdou Ndiaye. waaw sëñ Ndiaye ñoo ngi lay ziar bu baax a baax. alhamdulilah. ñu ngi sant yàlla macha allah. waaw dama leen di félicité ci wax dëgg yàlla émission bi. voilà merci beaucoup jërëjëf. ensuite ma indi rek benn participation bu ndaw. waaw acca. ci njëlbeen li dama dégg rek ci information yi bi nga joxee Cheikh Anta. waaw. nga ne ñi nga xam ne dëkk nañ ci sous quartier boobu bu subaa nañ dem ci sous délégué bi. ma xool ne bu dee noonu lay demee. li ñuy tere day am. mooy bu ñu fàtte mbas mi.
rassemblement bi waaw. li muy gën a bañ mooy rassemblement. kon may woo comité de quartier yi ñu xool méthode ciblage bu ñuy def ba mu def dajale nit ñi. beneen bi mooy bi nga joxee situation Cheikh Anta da nga ne def na ñetti paar. waaw ñu bàyyi ko ak chef de quartier bi. waaw Kër Cheikh ñu ne def na 20 ménage ak juróom-ñeent ñu bàyyi ko ak chef de quartier bi. ma yaakaar ne ci ciblage loolu warutee am dafa parce que dañu nekk en situation d'urgence lu ñuy bàyyi ci chef de quartier moo wërta def parce que tey kon sous-délégué bi bu demee ba ci koñam war naa jël juróomi paar moom it téye ko pour bu ñu fàttee nit fàttee moo ci dul am parce que gis nga lii ñi ko moom mooy ñi nga xam ne mbas mi moo leen indi ci situation bii ñu ne wax naa ko keroog mooy chauffeur yi buñ calculer tey nit ñi paar yi sax doy xam nga que par exemple que Cheikh bi am lu dul 34 boo ci payé 29 ne nañ xaar kuñ fàtte alors que boo ko joxoon suukaate yi ku ne dina am 36 bu ñeent yi def sax ñu ne nañ xool daara yi ne ci koñ bi gën a mag ñu dem yoti leen ko noonu laa gisee mais gis nga dynamique boobu bu ko quartier yi demee loolu day indi jiixi jaaxa ci xelu nit ñi mooy la ñu démarré woon ba léegi donc aspect boobu nañ ciy bàyyi xel parce que wax nga ko sànq ci biir wax ji mooy lii lenn moo ko tax a jóg mooy jàppale doomu aadama yi par rapport ak mbas mi nga xam ne wàcc na kon li ñëw te bariwul lépp nañ ko tasaare ci askan wi amul lu ñuy conserver ci chef de quartier wala lu ñuy conserver ci sous-délégué ñi ko moom nañ leen ko jox parce que tey chauffeurs yi ñu ngi ci dëkk bi bëri nañ ëpp nañ 34 par sous-quartier boo demee ñi nga xam ne ñi ngi woon Dakar di def ay uude ak leneen liggéeyatu ñibbisi nañ ñooñu rek boo calculer boole ko ak jigéen ñi doon dem marché lu ñuy dee ci biir kër chef de quartier amatu ci donc man loolu mooy sama xalaat par rapport ak information bi ni ma ko déggee ak ni quartier yi bëgg a démarrer parce que bu ñu tëyee rek day xaw a lëndëm te lëndëm boobu mën na cee ñàkk nañ ko génnee ci xelu nit ñi ñu tey même sax day am problème parce que distribution bi dafa war a am lu ñuy wax rapport de distribution mënoo koy def di ko yotaat maire bi ne ko kat 29 paar yi dama koo téye woon moo tax joxee guma ko mënuma laa indil rapport bi ndax ki ko jot day joxe numéro carte d'identité yaakaar naa te day signé kon donc lu ci muy transparence bi nga xam ne moom la Sénégalais yi di wax ne nañ ko ci leeral booba ba tey kon kat dañuy bëgg a jox askan wi dëgg dañuy weddi naan buñ ko tegee ci loxo yi kat day lëndëm donc ci côté boobu laa bëggoon rek bu fekkee ne comité yi mën nañ ci gën a bàyyiwaat xel waxuma ne buñ ko def mais damaa xalaat ne rek bu fekkee ne mën nañ ci gën a bàyyi xel dina gën a rafet te dina gën a egg ci askan wi ndax lii yàggul te du dara maa ngi jégalu bu baax ci kàddu gi ma téye lu yàgg. waaw jërëjëf suñu grand Abdou Ndiaye kàddu yi def na am na solo ñu fàttali ne également man de li ma fiy wax lépp de di suñu xalaatu bopp conseil de quartier yi la yoo xam ne dañoo dem fekk ko yii ñu yeble fa wala yii ñu woote fa téléphone ñu wax ñu ci lu leer na ñoom noonu lañ décidé ñi jiite woon commission yi nag moo soxna si nga xamante ni mooy Omar Diop nekk fële ci action sociale ak monsieur Mbaye Diakhaté di adjoint au maire bi ñëwee ñoom it sous délégué de quartier yi ñoo dem kër chef de quartier ba muy chef de quartier bu kër Cheikh Anta ak chef de quartier bu Cheikh Ibra di Baye Xaalis Cissé biñ toogee waxtaan ñoom ñoo tënk ne lii lañ d'accord ci loolu nag man ci laa ko noté ñëw ci rajo bi wax ko nit ñi dégg ko donc ñu jëlaat auditeur boo xam naa mooy nekk suñu dernier auditeur wala dernière auditrice salaamaaleykum ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax li ñu cëraloon ci waxtu nag ñu ngi war a xamal ne xocc na jeex na ñu ngi sant ñëpp ñi nga xamante ni bi ñu ngi doon ñu bàyyi xel ci Moubarak FM 103.2 ak ci Moubarak TV fii ci diwaanu Njaareem ak li ko wër donc sunu prochaine émission yi di ñëw lépp loo xamante ni bi feeñ na fële ci Médinatoul ak fële di quartier Thierno Kandji wala une information boo xamante ni bi c'est relative ci ak coronavirus bi wala Covid-19 boobu dinañ leen ko indil merci vraiment à tout le monde. nanu xeex ak
bilig yo nyawoya yoya oh yoya labiren juude men dente kewɗen go pen coronavirus ko nyaw bondo barowo leftuɗo leydi men gustuɗo leñol meɗen coronavirus lori en lefti en coronavirus moo ma tax di sante waa sante ñoom ñoo santaane ñu mooy di joxe loxo saafonte buñ ko defee jaagi daan sànni fële corona bu mu tax ñu goreeti ku ne li nga yore nañ ko génne ñu ànd xeex corona mu jóge fi corona soxlawul la dokje ha dara buri daraja lefto corona ko ñaw bondo baro raxas leen seeni loxo raxas seen loxo yi njaboot corona baaxul dafay gaa salaamaaleykum maaleykum salaam bay na ci nuyoo nañu moytu joxe loxo te koy sàmm Covid-19 ñu ngi koy ràññee ci sa kët su wow koŋ ak yaram mu tàng jër lii ku ko seetlu wooteel kër docteur lii Chine lañ ko doon dégg naan ndax lii kay du dëgg coronavirus ma ñu doon dégg sunu bintu yi la xëy di fëgg toj Siin toj États-Unis taw ñëw fii sonal ñu wit moom coronavirus koko coronavirus xamul baatul ak borom xaalis sani googale bu fekkee caw cancer diabète mbaa ngay jalis koko coronavirus xam musulman chrétien borom balee riis nit la gis dugg ko te ko jàngar tiis coronavirus day lekk sa bis sa bu muy lay yàq ba sa dara di tis infection angine forte fièvre fatal sa bët ba doon dala bis ko de Sénégal gi jug anandoo taxaw teemu daka ko ca xaaj na dem bule ko ca xaaj na dañu problème yëkkati yëkkati moom Sénégal commencé sa game na dem soxlawul la Ce soir, mes chers compatriotes, et je vous le dis avec solennité, l'heure est grave. L'heure est grave. Covid-19 ou coronavirus, une triste réalité. Lavez-vous les mains, levez-vous, main dans la main, comme un seul homme pour un seul combat, comme Batman contre le fantôme masqué, pour barrer la route au coronavirus. Évitez les contacts directs avec les personnes infectées. Portez un masque et une paire de gants avant de manipuler des objets touchés par une personne suspecte. Mieux vaut prévenir que guérir de ce connard de virus. Restez chez vous. Respectez les mesures d'hygiène recommandées par les autorités sanitaires. L'heure est grave. Ô Sénégal, pays de la Teranga. Ô Sénégal, symbole de la civilisation noire. Tes fils sont frappés par le malheur du siècle, la pandémie dévastatrice qui tue en silence par milliers.
L'heure est grave. Covid-19 ou coronavirus. Un ennemi redoutable et invisible à l'œil nu. Un danger qui nous guette tous, comme un prédateur guettant sa proie pour en faire qu'une bouchée. Il vous terrasse à coup sûr sans le moindre bruit. Quand il s'installe dans votre organisme, vos anticorps, votre système de défense devient mystérieusement vulnérable. Que vous soyez président, ministre ou même footballeur, il vous étrangle d'une main de fer. Vos premiers soins vous seront administrés en quarantaine. Vous serez alors isolé et coupé du reste du monde. L'heure n'est pas aux polémiques ou à la politique politicienne. Mettons nos différences de côté pour répondre à l'appel du chef de l'État, avec la contribution de toutes les forces vives de ce pays. Toutes les bonnes volontés et dignes fils du pays devraient marquer leur empreinte dans cette lutte, si noble et vitale. Ensemble, nous pouvons le vaincre, mais nul ne doit convertir cette situation défavorable en une situation avantageuse pour se remplir les poches. L'heure est grave pour se tirailler. L'état d'urgence décrété par le président pour une riposte peut aider à bouter totalement cette saleté hors de nos frontières. Ceci doit être pris au sérieux pour plus de cohérence et de cohésion sur toute l'étendue du territoire national sénégalais. Les fonds collectés et déployés à cette cause doivent être strictement gérés avec transparence. L'aide alimentaire destinée à renforcer certaines familles doit être distribuée sans discrimination d'aucune sorte, pour mieux aider à combattre et vaincre notre seul ennemi commun. Seul le courage, la prière et le respect des instructions données par nos voyants djambars en blouse blanche peuvent nous aider à stopper ce virus qui a déjà causé la mort de plus de 60 000 personnes à travers le monde. C'est une menace réelle pour toute l'économie mondiale et pour la survie de notre jeune nation. Toutes nos condoléances aux familles touchées. Rest in peace, Pape Diouf, Manu Dibango, paix à leurs âmes, ensemble, vaincrons.